ci nu ko faatee ak li mu jur ci àddina bi. kan mooy George Floyd. bon ak lan la doon def. ak mooy kan. George Floyd benn activiste la woon fële ci États-Unis nekk gaañ boo xam ne macha allah ñëpp xam nañ ko ne da doon xeexal li nga xam ne moo nekk der bu ñuul di xeexal lépp loo xam ne moo nekk wàllum jàmm ak salaam di wane que ne ñoom nit yi ñuul yi ay nit lañ comme ñëpp te dañu war a am part ci États-Unis parce que foofu lañ dëkk tey dañu war a am considération te ñu bàyyi wàllum racisme fële ci États-Unis donc ñu gën ko xam ci koo xam ne dafa actifoon ci wàllum réseaux sociaux actifoon ci wàllum maanaam racisme pour di ko xeex donc du coup ñu arrêté ko ci benn circonstance boo xam ne billet de dollar boo xam ne bu ñàkk solo lañ ko jiiñ ne moom la faux billet la donc du coup ñu arrêté ko ba ñaari policiers yi nga xam ne ñoom ñoo ko arrêté kenn ci origine Hongrie la kenn ki c'est pas japonais la wala xawma chinois donc jël ko asiatique donc jël ko jàpp ko monote ko te déjà li ñu njëkk a wone maanaam ci li George Floyd def mooy yar ak teggin dañ ko arrêté mu taxaw ñu génne ko déjà ni ñu ko génnee moo njëkk a ñaaw fekk ko di ko dóor lu mel ni ay matraque lañ lay jam pour nga mën a perdre sa force pour ñu mën la monote téye la arrêté nañ la arrêté ci njëkk ak teraanga comme ni ñu koy defee white people yi fële na lay bu dee blanc nga buñ la arrêté dañ lay laaj ci njëkk ak teraanga ana sa papier ana sa lii ana sa laa donc bu dee nit ku ñuul la buñ la xasee ba ne prip nga taxaw perte nga contrôle xamoo ndax boo ñëwee dañ lay dóor xamoo ndax boo ñëwee danañ la laaj loo xam ne lu ne laaj la ba laaj la loo xam ne sax amoo ko uniquement pour coller le motif pour yóbbu la fële ci prison ba wala soit ñu manque de respect donc du coup bi ñu ko laajee bi ñu ko génnee ñu moo ne ko ñëpp gis nañ ko daratuma ci nekk di jàpp voilà ñu dugal ko génne ko yóbbu ko ci benn muru restaurant foofu ñu fay ko njëkk a taaj laaj ko ay wax yu dul jeex la lu tax nga yor lii lu tax nga jëlee lii lu tax nga jëlee lii uniquement pour coller ko motif mu jour mu monete ko di ko yóbbu ci image yu ñu gis mu jël genou teg ci ana luy maanaam arrêté nii rek lu ci jar jël sa genou di ko teg ci li nga mooy coup doomu aadama ba muy mën a ay can't breathe mënatuma nooy je peux plus respirer ndax armée dañ la jàngal yow boo jàppee nit da nga war a jël sa tànk teg ko ci kaw wala boo jàppee ni da nga war a violent baraay ko ndax loolu lañ la jàngal déjà surtout ku mënul défendre boppam voilà yaa ngi ko monété donc loolu ban station la joxe racisme la wala soit loi la teg boo leen jàpp yéen mais racisme lañ jàpp parce que en tout cas c'est pas une loi ça parce que loolu du loi mos nga dégg ndax ñu ne même Sénégal fii sax da nga dem boo demee Bango dañ la ne la boo jàppee nit da nga war a jël si jeune teg ko ci baatam ndax da nga ko mos a dégg démb dama seetaan télé gis ñoom Alioune Tine ñu génn ak ñeneen nekk ci ay montagne yéen a ngi def ay rassemblement ma gis mais question bi ma njëkk a posé sama xel dama la koy laaj mooy ñaata doomu Sénégal ñoo dee États-Unis ci loo xam ne ay américains ñoo leen rey wala ay police def ko doomu Aline Badara Cissé dem Aminata Mbengue ak ñeneen yéen génnoo gisuma benn sénégalais bu génn wala organisation droit de l'homme di xeex la démb ma ni mais ñi ñëw waane lan mooy seen yoon ci George Floyd waaw lan nga may tontu ci loolu voilà li may njëkk a wax mooy que ne c'est pas la mort de George Floyd moo tax tey ñu toog ci plateau bi di gën a fësal wala soit tey ñu wax ni George Floyd moo tax ñu taxaw di revendiquer pour xeexal nit ku ñuul non Floyd donc dañu njëkk a xeexal nit ku ñuul ci ñun ci anam bi nga xam ne fa lañ nekk mooy université bi mooy li ma lay wax naan la ñu ngi ci benn université boo xam ne study for international training la en même temps ñu nekk ci benn sous programme boo xam ne mi ngi tudd hip hop and activism decolonial features maanaam activiste ak wàllum hip hop ak ba pare naka lañ mën a décoloniser le futur à travers ci ay actes à travers indi ñi nga xam ne ñooy doomu Amérique afro-américains yi nekk fële indi leen fii nii jàngal leen seen culture wan leen ne li ñu leen di wax fii ak maanaam américain bi ñu lay wax ne bu lamdaanu yow doo loolu yow fii nga dëkk donc bu ñu ñëwee nag ci li ngay wax nii mooy que ne xeexal luñ pour ñu ne jot dafa waruñ ko rey waaw waruñ ko lii dañ koy métitlu comme ni ñuy méttitloo ay Balla Gaye ni ñuy méttitloo ay ñoom Adama Traoré yi ñu rey ay en France ni ñu méttitloo non mais mosul jur indignation bi ngeen indi ak rassemblement yu mu indi George Floyd leen gisee ay organisation droit de l'homme Alioune Tund caaxaan voilà d'accord ak yéen ñi toog ci médias yi ak lii te pourtant bis bu ne nga dégg doomu Sénégal bu ñu rey ndax boo di compter ci yeneen dëkk te yëngatuwu leen qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire yàgg nañ yëngatu du mën a yëngatu yàgg nañ yëngatu comment parce que ñu ngi nekkoon ci réseaux sociaux yi di manifesté wu ñu ngi nekk ci ay conférences yoo xam ne ñu ngi toog di wax di kaas pour wax que ne il est temps que le cela cesse dafa jot ñu bàyyi di rey doomu aadama yi xëy na peut-être am na si ñoo xam ne tey ils étaient maanaam dans le haut niveau pour dem ci plateau yi pour wax ko xëy na Alioune Tine sama naataango la sama nit la boo xam ne moom mu ngi ci domaine am di revendiquer. non dama jël exemple ci moom laa gis rek mais. comme voilà mais question bi yow ci yow la jëm. voilà non c'est juste dama la bëggoon ne la ñoom ñu ngi revendiquer
ci seen anam. ñun ñu ngi revendiquer ni ñu mënee. ñu ngi toog di wax ci plateau yi ñu ngi toog di wax ci suñu émission yi nga xam ne ñu ngi koy def via les internet parce que émission yi nga xam ne ñu ngi koy def yëpp booy maanaam bañ commencé at ci ginnaaw ba léegi su may njëkk a wax li may njëkk a wax mooy que ne black people li may njëkk a wax mooy que ne nañu bàyyi affaire de racisme nañu bàyyi di tuutal nit ku ñuul. donc ki nga xam ne dafa jógee fii dem fële ne mën nañ ko considérer ndax ci këram la duggee ndax bu nekkoon sunu maam yi Amérique du taxaw ndax ñoom lañ jàpp yóbbu ci plantation ñii leen di dóor ñuy béy ñu leen di dóor ñuy construire l'Amérique kenn fayu leen kon donc foofu tam ñoom c'est ces jeux fa lañ dëkk mais bu ñu reyee ay doomu aadama yoo xam ne ay nit yu ñuul lañ déggoo mu def tabac c'est parce que xëy na ray bi moom fësut woon. ba nit ñi mënuñu leen a gis ne ñu ngi leen di ray mais George Floyd dañ koy dee bi naqare nañu. mais dañ koy remercier parce que moom moo tax tey àdduna xool seen bët ki ne racisme ñii lay def États-Unis te lii ñu George Floyd rek lañ gis am na yeneen yoo xam ne tey jii nii ba ci sport bi ñi nga xam ne ñu ngi séq ak ay tubaab yoo xam ne tey jii da ngay ñëw ñu lay jàpp ne yow ñoo la gën nekkul ne affaire de black people versus white people maanaam nit ku ñuul ak nit ku xees wala nit ku weex même bi ci biir nit ku ñuul sax dañu raciste. oui kon donc ça existe fépp la am. surtout noir américain yi dañoo xeeb africain yi. voilà te ñun ñi pourtant nga xam voilà léegi nag ñun ñi nga xamante ne ñooy nekk ak ñoom guddeeg bëccëg ñun dañoo xam li ñuy dund moo tax xëy na peut-être manque de considération bi nga xam ne jox nañ leen ko fa aux États-Unis moo tax bu ñu ñëwee fii nii da ngay gis ñuy galvaniser wu ñu yëkkati seen bopp que ñoom ñoo gën noir Amérique noir sénégalais yi nekk fii en Afrique wala soit noir yi nekk en Afrique c'est parce que manque de considération bi ñu leen di jox fële dale moom moo tax bu ñëwee fii nii wane seen bopp que ne ñoom ñoo gën racisme fa lañ dëkkee. complexe de supériorité la. saa jëlal li nga wax noonu man foofu laa bëgg a rebondir parce que nit ki fekk yaa ngi jàpp ne yaa gën nit. teg ko ci der ñoom it ñu ñëw jàpp ni ñoo gën nit. teg ko ci ay loo xamante ni bii kii la rek. loolu kon jàpp naa ni xamuñu lan mooy gën ak loolu quoi loolu njuumte la boo xamante ni njuumte bu rëy la. parce que kenn du gënantee noonu quoi. mais damay wax ne. mbiru George Floyd bi pour man metti na mais defe naa ni dina régler lu bari ci àdduna bi fi mu toll nii tey parce que li yàgg na bi yàgg nañ leen a rey. mais jógut nii comme ni Omar expliqué. am na ay sénégalais yu décédé am na yu kii mais nan lañ décédé ak ci lan lañ nekkoon mais kii nit ñi lu ñu teg seen bët la gis ko mu nekk loo xamante ni bii tax na aussi tamit àddina bi yépp di ko mettitlu ba ci ay nit ñu weex ñoo xam ni taxaw nañ mettitlu lu ni mel wane ni lii nga xam ni moom lañ gis kat ñaawlu nañ ko donc dafa nekk mbir moo xam ne nekkatul mbiru nit ku weex nit ku ñuul mais dafa mel ni nit ñi dañu rassemblé wu tey daje ci benn cause mu nekk loo xamante ni bi lu am solo léegi nag man dama jàpp ni yéen ñii nga xam ne yéen ay organisation yi comme ay Alioune Tine ak ñooñu ñëpp nga xamante ni bii ñu ngi loolu defe naa ni yéen tamit mbir mi arrangé na leen parce que tey lu ngeen doon xëcc tey di ko xeex ak yooyu tey affaire bi am na loo xamante ni bii may na leen ko ba tax ñu mën a dégg la ngeen daan yuuxu ci suuf te kenn déggu leen léegi nag nan ngeen nar a comme li ngeen xam ne am ngeen ko parce que tey ji am na loo xamante ni bi am ngeen loo xam ne tey mën ngeen cee sukkandiku léegi nan ngeen mën a fexee ba lii nga xam ne moom ngeen am du wàccaat mais mu gën a jëm kaw ak yi nga xamante ni bi am ngeen ko quoi voilà loolu la. naka lañ mën a def pour constant en même temps aussi di. ci seen position yi. donc li ma lay wax mooy que ne donc lutte bi duñ ko mës a bàyyi. mosuñu koo bàyyi te tali koy gën a continuer. xëy na peut-être dañuy sant yàlla ba mu fësali ba ko yàlla fësalee ci këramu. les médias ñëpp gis ne nii lañ rayee George Floyd. ba àdduna yëg ci seen bopp te du Sénégal kese moo jóg revendiquer ay dëkk yu bëri jóg nañ wane seen bopp. donc ñu ngi nekk en collaboration ak ñi nga xam ne ñoo nekk Black Lives Matter ñi nga xam ne ñooy xeexal maanaam der bu ñuul ci yeneen dëkk yi. ñu ngi nekk ak ñoom en contact. yàgg nañ nekkee ñoom contact mais moment bi la gën a fës parce que dañoo am occasion pour wax. dañoo am occasion pour wane que ne la vie des noirs ça compte. kon donc foog ñu jóg wane que ne ñun ñii ci liñ nekk mooy dëgg te ragaluñu. ndax naka lañ ko mën a conserver naka lañ mën a nekkee à chaque fois di tenir le coup mooy lan fexe ba nit ñi ñuul ñi kaasal ñu comprendre ñu. ñu jàppale ñu bañ a nekk ci mbedd États-Unis di naan bañ a nekk ci mbedd États-Unis di agressé. bañ a nekk ci mbedd États-Unis di def lu ñaaw ainsi que fii en Afrique africains yi ñu jóg yeewu ndax amuñu ñàkkuñu dara
ndax fii mooy maanaam ni olof di waxee càppaaculi la ñu wax fii mooy maanaam fii mooy base bi. fii la lépp xewee fii la lépp tàmbalee. kon donc ñàkkuñu dara. donc li ñuy lancé mooy que ne foo mën ci nekk ak koo mën ci nekkal jëlal sa loxo nga teg ci loxoom nga ne ko ñun ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. d'accord man yaakaaroon ni aussi. ñàkk déggoo nit ñu ñuul ñi. moo tax nasaxal leen day yomb. de deux yéen aussi bu fekkee da ngeen ni yéen yàgg ngeen di xeex mbirum racisme ak yooyu. pourquoi man bokk xëy na gars yi gis nañ leen mais man gisuma leen ci télé yi gisuma leen ci plateau yi dégguma leen ci rajo yi. mais xeex bu toll ni racisme aussi boo koy xeex. di xeex racisme. mais foog nga fësal ko. moo xam sur le plan national ou bien sur le plan international. loolu aussi benn côté fayir ngeen. dëgg la parce que li may wax rek mooy que ne. ñàkk déggoo noir yi d'abord. voilà moo tax affaiblir na di gas bi di suul du dem. waaw. donc wax nga ko léegi maanaam nañ ku ci nekk foofu ma ne da nga jël sa loxo jox sa morom ne ko ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. c'est parce que loolu mooy premier pas bi nga xam ne mën nañ ko teg pour mën a avancer. mais su may gas ngay suul du sa dem. kàmb du am. voilà parce que africain li ñuy dàkkantelee mooy que dañu soxor. dëgg la seen biir en fait seen biir. voilà dañu soxor suñu biir. il faut oser le dire loolu moo nekk. parce que tey bu may dawal oto bu rafet xooloon na ma ko amee. mais yaa ngi xool ni mu gën a ñaawee nga waxee ko. c'est vrai kon donc voilà fa la racisme jógee. donc li may wax mooy que ne nañu bokk ndey bokk bàyyi. c'est ça d'abord ndax tey blanc yi ñu ngi def le maximum. tey boo amoon xaritu nit ku weex. Union africaine bi nga xam ne dañ koy crier sur tous les toits moom lay àndal. te kiiwul. mais fi nga gis nga joteeg sa yow nga ànd ak sa morom. nit ku ñuul joteeg nit ku weex mu am complexé. jaar ci digg war a soit mu ànd ak yow. c'est vrai te nit ki balaa nga mën a xeex nga am unité nga am mbooloo. waaw mais man nag foofu nag man dama lay kii man c'est que nga nekk nit ku ñuul ma nekk nit ku ñuul. nga tooñ. demande ak yow de. non wax ma ci tooñ. c'est que dama la wax ne la booy ànd. da nga waroo ànd ci der en tant que nga koy teg ci. ci dëgg laay waxee ci der. ci dëgg parce que loolu bu fekkee ne mi ngi am rek. racisme mi ngi ci ba tey. bon ci su may wax ci côté dëgg laay wax xool ne sa der. voilà ba noppi loolu erreur la. tey bu ñu toogee di xeex racisme ñu ngi xool ci maanaam social justice maanaam la justice maanaam sociale. foofu laay waxee waxuma ci maanaam nga topp ma ci loo xam ne du dul dëgg. du ko nangu. parce que su may xeex dara dama xool ci yoon bu mu gën a rafetee. may xeexal ko loolu moom am na solo. donc du coup su may wax ne nañuy toppante jàppante. ma wax solidarité bi laa njëkk a wax unité. parce que àdduna boo bëggee dem da ngay fexe nu mu gën a rafetee ngeen mën a booloo ngeen dem. parce que l'union fait la force. booloo mooy doole. donc du coup dañuy lancer waat appel encore une fois comme ni ñu ko waxee. Union africaine yi fësuñu ci li nga xam ne mooy plateau yi. mais ñu ngi koy defee ci li nga xam ne à notre niveau. dans les chaînes YouTube ñi nga wala soit. d'accord internet moom mooy loolu réseaux sociaux yi d'accord mais léegi gis xam nga fii Sénégal d'accord internet mais télé ak rajo support la ñu yoo xamante ni nag ay moyens de communication yu dëgër la. d'accord te dafay am lu muy def. waaw sunu panel yi sunu li ma mën a wax mooy sunu toog yi ñu doon def maanaam panel yi ñu doon def. ñu ngi ko doon gën a defee ci ay conférence yoo xam ne dañuy woo gars yi ñu ñëw toog. woo black people woo wala léegi nga woo koo xam ne nit ku weex la te yàgg na fi commencé na xam suñu culture. xam maanaam lan la ñuy dundee. ñu toog di def ay différents ak ay échanges. pour ñu mën a bokkaat ndey bokkaat bàyyi. léegi image boobu noonu dañuy dox le poids des mots et le choc des images la ñuy jéem a wane pour àdduna que ne ñaar même nit ku ñuul la nit ku weex sa léegi ñu ngi commencé jubóo di dem ak ñëw. c'est vrai donc xëy na nag foofu on est un peu fautif. te ñun ci plateau yi. très bien ñu ko doon sant uniquement ci conférence yi ñu doon def. ak ci plateau ci yenn panel yi nga dañuy invité ñu di ñu ñëw. ñu koy posté ci réseaux sociaux ci Facebook yeeg wala soit ci YouTube yeeg Instagram whatever. li ko jur mooy ñëw kii di Donald Trump parce que Obama jaar na fi. boo xoolee tey ba am na programme bi noonu Obama Care. ci wàllu wér-gu-yaram pour que ñu gën a am accès nit ñu ñuul ñi ci wàllu faju parce que aux États-Unis neneen corona bi nit ñu ñuul ñooy gën di faatu ci yenn gox yi parce que ni leen war a fajewul leen ko te foofu assurance bi te foofu boo amul yenn moyen pour nga faju day seer Obama indi woon ko mais Trump bi mu ñëw du ko dindi tey gis nañ bi affaire bi amee de homicide involontaire la njëkk a wax ni moom la def ci koo xam moom dafa rey nit flagrant délit rey ko ci tey ko est-ce que ñëw Donald Trump tey jii moom moo jur tey jii ni ñuy acharné wu ci nit ñu aux États-Unis yàgg nañ ko def mais tey la gën a fees boo xoolee même les basketteurs américains yi ëppoon xaalis foofu bi mu ñëwee def na sax li leen fay dafa ëpp moom parce que ci ni mu leen ñëwee parce que bëgguñu am dara est-ce que du loolu voilà donc ñu ko wax ci sa wax que ne racisme moom mu ngi fi woon lu yàgg avant Trump di ñëw parce que ci li may dégg sama mbokk sénégalais di africain di ko wax nañ bàyyi di wax loolu blanc du mës a jox nit ku ñuul gëdd c'est faux. dama gëm ne su ma toogee nit ku ñuul man maa nekk sa kaw. comme ni ngay gëmee comme ni ngay gis américain bi di dox ci mbedd gis na mbedd mi sax doy ko
dafa war a dox ci àdduna moo ko moom man noonu laa gëmee ne maa moom àdduna man tamit. donc xëy na peut-être Trump ak Obama loolu ci ay wàllam organisation politique la. kii def na lii foog ma saboté ko pour mu gën a bu mu échoué. là foofu on y touche pas mais li ma mën a wax mooy que ne. lépp ci racisme la tënk wàllum corona ñu ko ñi la ñu gën a tey karabaawut ñi la ñu gën a faj que ñii. c'est parce que loolu ci racisme la jógee. mi ngi noonu. deuxièmement mooy que ne tey Obama care dëgg la benn nit mënut a def àdduna bi yëpp ñu faju mënul nekk États-Unis ñaata état ñoo fa nekk 52 états ñoo fa nekk ak état yoo xam ne reconnaître ñu ko ñu ngi ci biir te reconnaître ñu ko kon donc loolu yëpp maanaam li muy woote mooy maanaam unité bi encore laay woote waat LeBron James bi comme Trump woon na ñoom li ñu leen di fay dafa bëri wala ay ñoom Kevin Durant wala keneen ak keneen yoo xam ne tey ñu ngi ci ay Michael Jordan li nga xam ne tey old school la ci wàllum basket donc ñooñu noonu tey bu ñu xalaatee seen démb ne fii mooy seen Madeleine fii mooy seen maanaam seen démb fii lañ dëkk Afrique lañ dëkk ñooñu noonu tey bu ñu ñëwee investir fii est-ce que racisme bi du wàññeeku tuuti. mais est-ce que loolu dina yomb ci moment boo xam ne tey jii xam na yéen a ngi def ay effort def ay école américaine fii université pour que ñoom bu ñëwee fii ñu xam ne fu leen bokk ñu leen jàngal gis nañ fi les corps de la paix yi doon ñëw di dugg ci dëkk kaw yi bu ñu demee dañuy mujj a dégg wala gën ñu ko gën nekk ay volontaire yaa ngi gis ñoom ñëpp tey jii ñoom doon na ñëw ñun ñu leen di intégré ñun mosoo gis tey jii ab américain sax bu jógee Amérique ñun da nga koy fan pour ñun rejeté wul leen mais est-ce que ñun tamit am ñu problème ñun pour ñun intégrer leen foofu parce que bu nekkee vice versa loo xam ne dañ koy weccante ñoom ñu accepté leen day gën a yomb mais ñoom ci seen côté daa am fu mu desee da ngay xool bi George Floyd gagné rek suñu président yi Afrique fii tey jii combat bi ngeen di porté ñoo ko doon porté mais doonoo dem Union africaine rek jël benn baat na ko yow defal déclaration métti lu ko mais amul benn président bu jug osé porter ce combat. bon voilà da nga wax lu am solo c'est-à-dire ñun suñu combat teguñu ko sax ci wàllum affaire de président yi que ñu def wala ñu ñàkk def ñun suñu yoon nekk ci. mais Amérique bu amee doole ay leader am ñoo tax dëgg li ma xam naa ci gis la déglu ma gis nga li mu wax nii c'est très important. waaw loolu kañ am na solo. waaw may ko moom yow boo invité bi may ko moom développé. donc combat bi ñuy porté. que Macky Sall wax ci son excellence. wala que benn président bu nekk waree fa ci Afrique ñun suñu yoon nekku ci. très bien. on s'en fout de ça. li ñuy porté mooy lan. racisme la ñuy xeex. dañu bëgg a fësal der bu ñuul ni mu yàggay fës. mais baatu Macky Sall moo ëpp sa baat. non. mais moom la ma osé def Macky osé wu ko en tant que chef d'état bàyyi ko mu eggali. eggali blague eggali. li may wax mooy que wax na fi ne day indi ay masque indiwul masque ba na. yow may ñu jàmm yow. Sénégal àdduna war nga këpp laay wax. que ne il est grand temps que ñu yeewu. il est grand temps que ñu xam ne ñun ñooy the world is black. le monde est noir. dama koy wax à chaque fois. le monde est noir xëy na nag ci sa imagination naka la monde bi ñu ñuulee. dama nga def ay recherche nga xam mais dinaa la wax benn Afrique ne bu ñuy tënku ci wàllam maanaam la découverte du monde. fan la Afrique la n'est-ce pas. waaw kon donc Sénégal àdduna dafa ñuul. waaye léegi nag naka la tey boo demee ci côté sportif. culturel Michael Jackson Jimi Hendrix whatever. nga ñëw ci sport nga ñëw ay ñoom dool ay Michael Jordan keneen ak keneen ñooñu tey ñoom ñoo tax États-Unis tey bu taxawee ci yenn taxawaayu rëy yi nii parce que ñoom ci ñun la ñuy bénéficier pour mun a taxawal seen dëkk tey nga am talent ñu jël la yóbbu la naax la ne la woy tu as du talent donc dama lay yóbbu fële ne la def ci yow nga am alal suba dimbala sa waa dëkk. mais loolu dina mais yaa ngi leen di enrichir ñoom. gis nañu booy yi fii mooy cantine yooyu ñu doon teg ñu ñëw neneen ku cotiser ñaata mais gars yi dañ koy song voilà da ngay gis booy bu dem xala mais loolu yëpp lépp pour mën a dugg foofu parce que gëm saay daanu nga ku daanu waa ji yow mi yaa daanu non may yow mi kenn xamul tey nga ba suba nga ñuul waa déglu ko nekk boo daanu waxal ñu lay déglu ànd ak moom ba mu toll fenn bi mu ne le monde est noir l'Afrique c'est le berceau de l'humanité et cetera yooyu yëpp ànd na ak yow ci sens boobu mais bi ngay commencé nag di lim ay Michael Jordan ak yooyu nga gis ni tubaab yi dañ ñoo bàyyee pomi foofu loolu mooy ñëw sport ak yooyu yëpp fola sport musique waaw yow limal ma ci xam-xam laa bëgg ci xam-xam laa bëgg nga foofu laa bëgg nga ñëw nga situer ma ay borom xam-xam mais pas nga ñëw di ay célébrité ay sportif quand même waaw d'accord mais ci loolu la ñuy yëngu muy wax ni mbirum xam-xam lañ la war a wax mais pas nga may wax ay sportif quand même mais po buy enrichir nit non waaye ban enrichir nit ñoo leen di fay ay tubaab leen di fay waaw d'accord yaa ngi dégg ñoo ne ci seen kaw ba tey
mais li ma ci xam-xam. léegi quand même. léegi du ma jóg xam-xam boobu. ci Michael Jordan laa la koy joxe dinaa la ko jox nu mu gën a leere. Michael Jordan moom ma nekk nit boo xam ne tey dafa incarné leadership développement personnel xam nga ko wala xamoo ko. en ça. si sëñ bi man borom xam-xam laa la wax. da lay laaj tey man bëggoon naa vraiment tey. tey bëggoon naa tey boo ñëwee. vraiment xam nga communication bi nga def nii dafa garaaw quoi parce que. bul ma ko yóbbu ci sport. waaw mais sport nag ci dund la bokk sa yóbbu bu dee caaxaan nit mi ngi fay ay nit ay milliards. dañoo dem sa njóobu ba presque bu indi ay divertissement ay sport yooyu caaxaan la nañu wax dëgg. caaxaan yu dundal ay nit. yooyu ay caaxaan. yuy générer ay milliards. voilà très bien très bien. tey bu ma xam nga si Cheikh Anta Diop ne ma Sénégal am na ku mel ni Cheikh Anta Diop. ma xam-xam quoi quand même. mais nga may indil ay. sportif quand même nag. mais sportif yi li ñuy def ci àddina la bokk. mais sportif yi dafa ci dund la bokk seen kaw. waaw mais ñooy fay yow mi xam nga toog am na ku lay fay. eggalil Black li des na temps matul 5 minutes eggalil. ça donc waaw. bu mu la distraire eggalil. voilà bu mu la distraire ñun mis nañ ko eggalil. bàyyi jàmbur mu eggalil saa njóobu. parce que déggoo li nga bëgg a dégg. bëgg naa li muy def kontaan naa saa. waaw il est dans son rôle hein. waaw mais c'est ça alors li may wax mooy que ne tey bëri na ay xale yoo xam ne tey ñu ngi jël ay référence ci yenn nit yi comme li ñu bañ a dégg Michael Jordan wala Akon mi nga xam ne jógee na ba États-Unis ñëw fii bëgg a def Africa Live maanaam nañ leeral Afrique yooyu yëpp ay référence yoo xam ne la tey nit yi dañ ci war a jël référence pour mën a liggéeyal Afrique pour mën a wane que ne Afrique tey kenn demul ñu des donc naka lañ ko mën a defee ñu bokk ndey bokk baay te ñu gën a mën a jàppante comme ni blanc yi di jàppante comme ni asiatique yi ñëpp di jàppante ñun ñu jàppante noonu te gën a fonkante tey loolu bu ñu ko defee je pense que ne tey xeex bi gën a mën a nice. mais tey xeex bi ma bëgg ngeen ko yóbbu ba ban niveau et puis lan moo nekk ci seen kanam. gannaaw George Floyd mu dee yeneen noir yu dee yoo xamante ni du ci américain kese. Europe ak Asie fépp ngay dégg ñuy rey ay noir. donc am na racisme Sénégal fii. parce que si loolu laa may xëy na moom. ay ca ñëwal waxal ñu xam. li nga xam ne moom la George Floyd am. police bi ray ko tey am nañ fi ay Balla Gaye tey am nañ fi ay Fallou Sène am nañ fi tant de personnes yoo xam tey ay police ñoo leen rey alors ana justice fu mu toll d'accord yow côté boobu ngay waxee côté justice bi mais yow xam nga man xamul lu tax kenn am fit ma xam ne yow moom da nga am fit ñun suñu njiitu réew yi man dinaa leen tuddaat mun ñu dara ci Amérique moo tax ñu tëj seen làmmiñ yéen ñi ngeen ñëw ne da ngeen di imposer Amérique no justice no pas de justice pas de paix. pourquoi lan ngeen mën ci Amérique bu toog fii naan fa bu justice amul jàmm du am ci Amérique yéen da ngeen mën a teye jàmm Amérique am jàmm. nii Amérique jàmm amu fa di. waaw parce que xam nga ñii laa wax ñii. waaw ñun xam nga dafa mën a teye Amérique jàmm amu. c'est le même combat parce que nii Amérique jàmm amu fa. depuis George Floyd dee. jàmm amu fa. ah d'accord. animateur ngeen animateur. fi mu may woo du ma la fa wuyu parce que amul. dafay yàq débat. da ngeen mënul dara ci Amérique. waaw. d'accord bu leen mën nañ ci dara côté boobu duma ci d'accord parce que noir yaa ngay yàq Amérique yow tey nga ni ma yaay état suba nga ni ma yaay américaine waaw loo ma jiñ baax na waxal li tax may la mën nañ dara ci Amérique ndax li am fii nii ren mi ngi amoon ay les années 800 Trump daw ba dugg ci bunker am est-ce que mës nga ko dégg ban président moo jaar fii à part les années 800 mu Trump da gars yi ba dem ci White House bind ci bëgguma wax ci lim bind foofu noonu quoi mais bu ñu koy traduit en anglais merde Trump la mooy maanaam fuck Trump. waaw fuck Trump. you know donc loolu noonu tey mi ngi doog a am à part maanaam ay années les années 800 yi ci nekkoon ci ginnaaw. parce que américains dañu révolté wu black people dañu révolté wu te ne dafa jot. dem ba jàkkaarloog White House tëdd ñoom ñëpp def nii est-ce que dégg nga Amérique benn activité bu def. waaw ndax dégg nga dara tey mi ngi dox Amérique. dara doxu fa. mais du yéen a xam mais ay seen i naataangoo la Omar nag il faut arrêter nga tëj waaw mu tëj wa temps bi jeex na yow Omar yow naa ni may def ak yéen. merci beaucoup. non yaa ngi ree Omar di la bëgg woo doo ko ci wuy tu as bien fait voilà donc di jaajëfal ñëpp di wax que ne dañuy lancer encore message mooy que ne Black Lives Matter mi ngi fii au Sénégal représentant yi ñu ngi fii nii mais da leen gën di fës nag da leen gën di communiquer inchallah bu ñu ko mayee rek waaye Sénégal dafa ne booy jéem a xeex benn mbir boo xam ne arrangé wuñu ci kaw dañ lay tënk bon voilà loolu moo tax ñu préféré woon dem ci li nga xam ne mooy YouTube
ak yenn parce que ay plateau yi sax da nga koy bëgg mais doo ko am. donc d'accord di leen remercier encore une fois ci li ngeen ñu dalal fii pour ñu mën a wax suñu doléance. non fu xeex bi toll da leen ñu wax ñu leen di dalal. parce que lii intéressé nañu. donc je disais que ne Black Lives Matter mi ngi fi au Sénégal. ay représentants aux États-Unis donc di wax encore une fois. na àdduna bi yëpp jóg képp koo xam ne tey jii nii yaa ngi yor der bu ñuul képp koo xam ne tey jii nii même bu fekkee nit ku weex nga te raciste soo ñu ngi lay ñëwal ci combat bi le combat bi nekkul kese nit ku ñuul am na nit yu weex yoo xam ne fii nit yu baax lañ donc ñu ngi wax ñëpp que ne nañ ñëw rejoindre ci li nga xam ne moo nekk Black Lives Matter bi parce que war na Sénégalais yi exemple lañ war a jël ci li nga xam ne mooy la mort de George Floyd bi policier bi rey donc ñu def ndànk te xam ne fii balaa ngaa nekk policier nit nga comme ñun wala civil nga comme ñun donc boo nekkee policier taxul nga nekk koo xam ne tey dañu war a traité wala de mal wala soit nga ñuy di ñu rey wala affaire yi da nga ñëw pour protéger mais pas nga ñuy traiter des animaux donc di remercier encore une fois Sénégal. merci beaucoup Sandiogou. merci Adjaratou. oui. merci beaucoup sama xarit Omar. merci. Omar mi échoué. waaw échoué nag. merci. non tey da nga esquiver. bëggoon naa ko sax laaj. non parce que temps bi jeex na temps bi jeex na. non temps bay jeex. yow amatoo droit ci parole daal yow léegi Omar noppi na. non day noppi sax. Omar merci man toog bëgg mu wax ma ban façon réalisateur nga topp parce que plateau bi il se passe des choses yoo xamante ni war nga ñëw di ko régler en direct voilà Omar Boun Khatab Gueye ñu ngi koy remercier di remercier invité bi également waxtaan wi am na solo dañuy daal di dem régie jël suñu tampon India Show Fatou Dieng Sall daal di dikk ak ñun. Fatou Dieng Sall mi ngi noonu defe naa ni nag gars yi namoon nañ la indophilie namoon nañu la ayca. waaw Ajaratu noonu la maa ngi lay gërëmaat bu baax a baax naan indophilie namoon nañu ma waaye maa leen raw macha allah ndaxte nag 2 semaines yi ñu ñëw rek damay toog sax naan ay waay plateau waay bu ma ñëwee dama kontaan macha allah naan xay Sénégal xay dunia जितना लोगों को देख रहे हैं हमारा टीवी वल्फ टीवी आपका बहन आपका दोस्त फाजी इंदू आपको देखा रही है प्रोग्राम पुराना ज़माना के लिए और नया ज़माना के लिए और दुआ कर रहा हूँ सबके लिए दुनिया की हर खुशी मिले सबको माशाल्लाह fi ñu yemoon keroog ci disco danseur mooy fi nga xamante ne yàlla def na waa Omar lan lu xew fi ñu yemoon mooy rek fi nga xamante ne première show mitim cakarbat yi bu mu defee show bi nag am na yeneen yu ca xew damay laaj topp ñu dem rek seetaan élément bi dellu si waat ci plateau bi. जी हाँ पैसे मिल गए।